salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna ñi ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam mbégte la ñuy am ngir partager ak yéen li nga xam ne moom moo di seen émission diaspora altine bu jot waxtu wi ngeen toog di xaar fu waaye mën a nekk ci àdduna bi rek lii mooy émission bi nga xam ne moo concerné directement lépp lu aajo doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew wala boog doomu Afrique yi ndax bu ñu waxee diaspora rek dafa large ba nga xamante ne dafa ëmb loolu yëpp tey ji nag dinañ am sujet yu bëri yoo xam ne dinañ ko fas yéene waxtaane mu jëm ci ñi nga xam ne ñoom la concerné te bu ma waxee ne ñoom la concerné yaakaar naa ne Sénégal yëpp la d'abord ñi nekk fii Sénégal parce que fii la ñu bàyyeekoo te li nga xam ne moom la seen doom yi nekk bitim réew di dund soxal na leen bu baax a baax waaye bu loolu wéyee également dinañu dem fi nga xam ne moom moo di Nantes nag bu ñu fa demee dinañ fa fekk Pape Sarr mu nekk koo xam ne fédération la yore fédération bu mag a mag boo xamante ne li mu ëmb ci doomu Sénégal takku na lool macha allah ñu am loo xam ne nag dañu koy waajal ngir gën a mën a suqali li nga xam ne moom moo di investissement ak njëriñu doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew bu loolu wéyee également dinañu dem fi nga xam ne moom moo di Marseille itam danañ fa fekk ki nga xam ne moom moo di Moussa Kouaté xam ngeen ne nag ki nga xam ne waxtaane nañ semaine bi passé li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu rôle bi nga xam ne moom la diine gi rawatina li nga xam ne moom moo di daayira yi di jouer ci li nga xam ne moom moo di à l'étranger moom nag dina ci ñëw parce que am na ndaje bu am solo boo xamante ne ñi ngi koy waajal foofu la ca Paris dimanche bii nga xam ne fa la ñu jëm bu loolu wéyee également dinañu dem ba tey rek fi nga xam ne moom moo di Allemagne nag bu ma ko waxee dinañ fa fekk ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Meng nag moom yaakaar naa ne koo xam ni la depuis plus de 25 ou 30 ans mi ngi fi nga xam ne moom moo di Allemagne mu nekk koo xamante ne nii dañoo yëngu ci FONSA mu nekk association bu am solo boo xamante ne bii ki nga xam ne moom moo di Ibrahima moom itam mi ngi ci association bi ñuy def nag lu am solo liggéey bu takku te liggéey bu baax nag bu ko doomu aadama di def dañuy bëgg fësal ko ngir ñeneen ñi jaar ci wala boog ñi ko doon def ñu dolli ci ndax nag képp koo xam ne rek génn nga fa àdduna ñoom dañuy taxaw temm daal di mën a rapatrier corps yi waaye itam dinañ ñëw ak yéen ci information bu aju fi nga xam ne moom moo di Allemagne comme ni ma ko waxee ak doomu Sénégal yi nga xam ne ñi ngi leen war a delloosi ndax am na lu bees tàq loo xam ne Union européenne exige na ko dëkk bi nga xam ne moom moo di Sénégal ngir doomam yooyu le entre autres sujets yoo xam ne dañ ko fas yéene waxtaane waaye itam ci plateau bi tey ji dañuy dalal ñaari doomu Sénégal yoo xamante ne ay jàmbaar lañu waaye nag xam ngeen ne corona bi mu duggee nekk loo xamante ne c'est mondial kenn mënu ci lenn ñoom nag dañoo organiser wu ay vol de rapatriement la nguuru Sénégal organisé ñu daal di dellu siwaat waaye diggante boobook léegi ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon di liggéey ñoom ñëpp ñi ngi fii nga xam ne genn wàll gi boog ñu ci ëpp ñi ngi Sénégal toog ni ñu fi nekkee ak nan la ñuy dundee li nga xam ne moom moo di jamono ji fa nga xam ne fa la ñu nekkoon jóge fa ñëw toog Sénégal te heure bi daan leen fekk ci seen liggéey loolu tey ji moom la ñu fas yéene waxtaanee ci plateau bi buñ ciy dem nag dañuy dem fi nga xam ne moom moo di Cap Vert nag bu ñu ko gisee yaakaar naa ne ñaari dëkk la yoo xam ne moom ak Sénégal kenn mënu koo tàggale ndax nag gis nga doomu Sénégal yi nekk fii mënuñu leen a tuddee sax ay Cap-Verdiens tellement ñaareel wala ñeenteelu génération ñoom ñëpp fii la ñu juddoo di ay sénégalais donc loolu tax na tamit ay doomu Sénégal jóge fii dem ba Cap-Vert ngir daan seen doole li ci ëpp nag ci îles yi la ñuy nekk ci wàllu tourisme la ñuy yëngu pas ñëpp mais ñenn ñi nga xam ne boog ñoom la ñu indi tey ci li nga xam ne moom moo di plateau bi Samba Kane dama koy nuyu di ko dalal ak jàmm moom xale la waaye itam ñëwoon na fii waaye tey day dellu si waat xool ndax booboog léegi mi ngi fii ci dëkk bi ci impacté yi ngeen bokk bien sûr waaw voilà Samba maa ngi lay bàyyi nga nuyoonte parce que yaa ngi Cap Vert depuis plus de 8 ans mais bi li nga xam ne moom moo di jàngoro bi duggee da ngeen a ñëw fi nga xam ne moom moo di Sénégal ma bàyyi la nga nuyoonteeg waa Cap Vert ak île de Boa Vista ba noppi itam nuyu waa Sénégal ak àdduna bi lay seetaan ñu door a jàll ci beneen invité bi ubbi waxtaan bi nuyu naa la. salaamaaleykum maaleykum salaam maman Kef si ñu ngi lay fay bu baax a baax bon di nuyu waa Sénégal di nuyu particulièrement waa Bovista di île bi ñu nekk au niveau de Cap-Vert di nuyu le président Vieux Sidibé di def liggéey bu rafet di nuyu avec tout son bureau di nuyu waa Sénégal ñu bàyyi suñ kër suñ papa suñ yaay Bassirou Kane
suñu yaay Mariama Faye ak suñu wasila fii Sénégal suñu sëriñ Modou Mamoun Mbacké ñu ngi koy ziar bu baax a baax waa Darou Salaam di bàyyee kaddu gi Mama Kefs merci beaucoup. dëgg la moom Samba Kane la ñu koy wax def na Boa Vista 8 ans foog naa ne di doon fa liggéey nekk tamit ci tourisme bi guide touristique ba tey tamit wax naa leen ko ñaari doomu Sénégal la ñu dalal tey ñuy fas yéene seq waxtaan wi mun nañ leen a duppee ay impacté comme ñëpp rek ci àdduna bi waaye seen bos dafa gën a tar ndax boobu ak léegi yéen a ngi ci réew mi ñëwaat moom nag Thioune lañ koy wax waaye Modou Thioune lañ koy wax waaye Modou Thioune nag moom yaakaar naa ne jiitoo na fa Samba lu bari ndax moom depuis 2004 mi ngi fi nga xam ne moom moo di Île de Sal Île de Sal moom buñ ko déggee suñu xel day dem ci suñu xarit rek Xabaan Gueye waaw Xabaan ñi ngi koy nuyu moom itam bu baax mu mel ne bëri na ay doomu Sénégal yoo xam ne macha allah ñi ngi foofu di daan doole waaye jamono ji depuis vol de rapatriement yi ñëw yéen a ngi ci dëkk bi fii Sénégal toog d'abord ma nuyu la bàyyi la nga nuyoonteeg téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan laataa ñuy soobu ci waxtaan bi Modou Thioune nuyu naa la. ñu ngi lay fay Kebs. ñu ngi nuyu sénégalais yëpp. di jiital ci nuyu bi xalifa général des Mourides. Serigne Mountakha Mbacké. di nuyu suñu Serigne Ateex Fallou. di nuyu suñuy waajur suñu ndey suñu mama mère Lama. di nuyu waa Cap-Vert Salle Santa Maria. di nuyu waa Bovisa di la nuyu aussi Kebs. di nuyu waa TFM comme ni nga ko waxee aussi. noonu la fa demee maanaam pandémie bi. moo ñu yóbbu ci crise boo xamante ni moo tax ñun ñëpp ñu ngi fi ci vol de rapatriement boobu. ba tax na daal ñu ngi fi daal xam naa ni fii ak émission bi ñu ngi dem. su ko defee danañ wax lépp li nga xamante ni moom lañ fi nekkee. ak li nga xamante ni moom lañ defoon fële. mun nañ cee soobu léegi sax daal di dugg rek vol de rapatriement boobu am na lu bari loo xam ne mun nga ñu cee wax àdduna bi dafa ñëw andi loo xamante ne nii kenn mënu ci dara lu waroon a dal la mu dal ci àdduna bi yëpp waaye yéen naka ngeen ko dundee période boobu ak vol de rapatriement yi nan lañ ko organiser ba doomu Sénégal yi dellu si waat fii ci réew mi. waaw vol de rapatriement yi moom dama ciy féliciter. maanaam groupe bi nga xamante ni moom lañ ci àndaloon ku ci mel ne Papa Boss Sow Pape Samba Xabaan Gueye sama grand frère ak Abdoulaye Mirko daanaka bari na su ma limee damay juum vol de rapatriement bi dañoo toog benn comme ni pandémie bi ni mu bette ñëpp rek moom noonu la ñu bette ñu toog plus de 4 mois boo xamante ni liggéeyuñ ci lañ toog ñu waxtaan ñu ne nan fexe ñun ñibbee bin contacté madame l'ambassadrice Diall moom daal ma xaw a diital xaw a rejeté tuuti ci lan def suñuy pexe def suñu liste contacté Air Sénégal contacté Transair ñu jox ñu prix vol de rapatriement bi aussi yaakaar naa ni ñu bari dañoo yaakaar ne gouvernement bi moo ñu ko. waaw parce que man sax loolu laa wax kon yéen a organiser seen bopp seen rapatriement. ñun ñoo organiser. suñu bopp. ñun ñoo dajale suñu xaalisu bopp. ñun ñoo dagg suñu billet bopp. ak suñu xaalisu bopp. parce que maanaam demande nañ aide 2-3 fois yoo xamante ni ambassade bi da ko rejeté. à la fin nag ñun ci lañ jëlee suñuy matuwaay. waaw ba mën a antu daal. waaw noonu daal la fa. noonu la demee lu jiitu loolu yow depuis 2004. ba léegi defe naa ne def na 17 ans ou 18 ans. yaa ngi fi nga xam ne moom moo di Cap-Vert. des fois bu ñuy wax mbirum immigration dañuy wax dëkk yëpp mais Cap-Vert on a l'impression que dañ naan ce sont des oubliés. du ñu faral di leen impliqué ci mbir yi wala tamit dañ leen di xaw a fàtte alors que doomu Sénégal lim bu takku macha allah mi ngi fa. waaw man Cap-Vert maa ngi fa dem 2004. bi ma fay dem 2004 aussi dama génn rek comme sénégalais yëpp. waaw ndax sénégalais bu dee génn dafa am lu koy génnee. day gis loo xamante ni daf ko bëgg a faj. wala mu gis loo xamante ni naqare na ko wala mu am loo xamante ni bëgg na ko defal ay waajuram moo ñu génne daanaka man ak keneen ku mën a doon. bi ma demee Cap-Vert 2004 nekk naa fa góorgóorlu taxale comme gars yi ni ñu koy defee ba yàlla def ñu ibbi fa ay entreprise jël fa ay sénégalais comme ñun ñuy liggéey ensemble. ci ban domaine nga ne. man maa ngi ci domaine tourisme bi. waaw maa ngi ci domaine tourisme bi. mais aussi am nañ fa yeneen activités yoo xamante ni ci même domaine tourisme bi la mais dañ ko. ngay employé foofu ay nit. ay comme couture am naa fa impression sérigraphie may def
benn entreprise bu tudd Graphica Textile mais ak pandémie bi moom daanaka lépp a tëj waaw lépp a tëj quoi dëgg la ak pandémie bi léegi lépp a tëj Samba ñu jublu ci yow rek jëm ci waxtaan bi yow itam yaakaar naa ne li la yëkkati woon moo yëkkati doomu Sénégal yu bari mooy jom bëgg a tekki wala bëgg des lendemains meilleurs moom moo taxoon yow itam nga daal di dem waaye tamit xam nañu vol de rapatriement yi aussi rôle bu am solo ngeen ci def ndekete yéen a andi seen bopp. waaw ñun ñoo indi suñu bopp mooy Kebs parce que dañ fa toogoon plus de 4 mois comme ni ko sama collègue bi waxee Modou Thioune plus de 4 mois yoo xamante ni liggéeyuñu. teg ci di fay location di fay courant di fay ndox te foofu vie bi dafa cher. comme ni mooy tàmm di ko waxee. donc ñu gis ni buñ fi toogaatee lu gën a bëri ça va être très difficile pour ñun parce que demoon na ba am ñoo xamante ni ils n'arrivaient plus à payer leur location. am ñoo xam dañu leen génnee ci biti. teel laay waxee ñeen ñoo xam ñu ngi may dégg. bon donc bu ñu fa toogoon benn durée bi excessive bi rek day métti moo tax il fallait que ñu trouver vol de rapatriement ci la ñuy wax collaborer ak les différentes îles si mel ni waa Sall. ma nekk en contact ak moom Modou Thioune ak grand frère bi Xaban Gueye. am na keneen koo xamante ni Babacar Niang au niveau de Praia. ñoo ak man ñoo porté woon combat bi. boobu xaaruñ sax suñu président kii boobu. xaaruñ sax suñu président association yi parce que ñun on était devant de la scène. parce que suñu président yi ñoom dañu doon collaborer ak ambassadrice bi. te ambassadrice bi suñu daan wax ak moom dañuy tànkablu. donc nous on était ñoo nekkoon devant yi de porter combat bi ba wax ak waa Air Sénégal ba ñu trouver un prix moins bas que bi ñu ambassadeur dañu wàññil quoi. dañoo wàññiloon parce que on avait discuté jusqu'à 320 € comme ça. mais bi ambassade bi reprendra te affaire bi. on était plus de 330 € et quelques. 330 € de plus. donc nous quand on était bu ñu négocié woon ñu amoon lu gën a moins cher. vol de rapatriement ni ñu ko organisé mooy dañoo wax Sénégal yëpp képp ku bëgg a ñibbi bon na bindu na ma jox turam ak kii ñu dolli ko ak li waa Sall am. mais loolu yëpp tamit ba njëriñ ba ci biir. dañ ci suñ président bi dañ ci fekk si. ñu après ñu réussir vol de rapatriement bi daal. mais état bi fayaluñu ñun ñoo fayal suñu bopp suñu xaalis. léegi waa loolu day wane ne tam nit yéen a ngi jël initiative yoo xamante ne mais ci ban contexte la leen fekkoon ba tax àdduna bi yëpp a jaxasoo fépp métti mais liggéeyutu leen woon comme ni nga ko waxee am na ñoo xamante ne ñu ngi leen doon génne. est-ce que mën ngeen ñëwaat ci loolu li gën a motiver ak ñaata nit ñoom ñoo àndandoo daal di bëgg a ñibbisi ak ñu door a ñëw nag ci bi ngeen ñibbisee ba léegi. waaw maanaam dëkk ba dafa metti ca mën naa ni comme lu ci mel ne Sall wala Bovisa ci tourisme bi ñuy liggéeyee. mën naa ni majeure partie bi ñu ci bari amuñu place. dañuy jaay ci géej ñi ay table lañ yor. bi pandémie bi ñëwee pour ñun dañoo jàppoon ne 3 mois lay durer à peu près. mais bi luy romb la rek. waaw mais bi mu demee 4 mois. après ci lañ am idée bi. fekk booba président association yi defuñu benn liggéey. ci lañ def appel déggante ñu annonce daane képp ku bëgg a dem ñëwal nga bindu. waaw bi gars yi commencé bindu nag xam nga comme yëfi Sénégal rek jaaruñ ci président association yi ñoom ñu woote ambassade ne am na sénégalais yoo xamante ni ñi ngi fi di jël xaalisu sénégalais yi di escroquerie ca ambassade ci turu ambassade lañ koy jël. madame Diall woo ma téléphone. bi ma woowee téléphone ma ne ko effectivement maa ngi jël xaalis. effectivement maa ngi def liste. mais nag defuma ko ci sa tur. sénégalais yi ñoo ma wóol di ma jox seen xaalis. bi defee liste bi contacter Air Sénégal ba Air Sénégal nangul ñu ne ñu aussi pour mu mën a ñëw ne il faut ngeen am autorisation. il faut ngeen jaar ci ambassade autorisé. fekk boobu ñun xamoon nañ prix bi nu war a dagge billet ak lépp négocié woon nañ ko ba pare. mais bi mu jaaree ci ambassade dañoo indil beneen prix boo xam ne moo gën a augmenté par rapport ak ñun bi ñu amoon. mais aussi comme man maa recevoir xaalis bu ci bari mais ñu ci bari seen xaalis Sénégal la jógee Kebs. ñu ci bari seen xaalis seeni parents ñoo leen ko yóbbante nga xam ne def nañ ba ñoo amatul nuñ lekk nguur gi waroon cee jàpp war a indi Sénégal yi gratuitement parce que nit ki su fekkente ne da ngaa dem ba jaaxle say waajur bu nekkee sa côté ñoo lay dimbali mais su fekkente ne comme ñi nga xamante ne ñun ñooy Sénégal yi nga xamante ne ñoo nekk immigré yi Sénégal de l'extérieur buñ jaaxlee ñun ambassade yi lan wala président bi moo ñoom ñoo ñu war a
jox courage ñoo ñu war a jàppale. mais am na loo xam ne def nañ ko je crois. aide Covid bi waaw. aide Covid bi. def nañ ko aide Covid bi man maa recensé bépp Sénégalais bu nekk saal. maa def appel. ku ci nekk jot nga la nga waroon jot. waaw ku ci nekk jot nga 8200 escouades à peu près mu nekk 50 000 CFA. 50. ndax fee moom daanaka 8200 escouades xam naa bis boo ci ndékkee añ ci boo ci reeree mu jeex waaw mais bi mu commencé aussi bin annoncé aide Covid bi am na Sénégalais yu ci bari yoo xamante ni ñoom nee nañ non dafa difficile comme Sénégalais toujours. nan ngay def ba bindoo ko. waaw nan ngay def ba bindu après ci la lancé appel bi. ne leen ne képp ku bëgg a bindu ñëwal sama entreprise boo ñëwee ñun dana la jël en charge bind la. defal la li nga formalité yi nga xamante yépp moom nga war a def. macha allah ñu liggéey ci ak ambassade bi aussi liggéey boo xamante ne bu jaar yoon la. même à la fin sax ñoom numéro inscription Covid yi bu leen réeree man la ñuy woo. sama ordinateur ne ma man de dañoo par exemple Pape Samba numéro am daf ñoo réer. maa koy xool envoyé leen ko bu ko defee après ñoom ñu kii soit que xaalis bi dañ koy envoyé Pape Samba soit que am na ñoo xam ne dañ maa defal procuration man maa récupéré xaalis bépp. ambassade bi envoyé ma liste bi. bu ñëwee ma woo leen kenn ku ci nekk ne la sa xaalis ñëw na. mu mel ne am na rôle bu am solo boo xam ne joué nga ko ci mbir yi yow ak ñeneen mooy li ma doon wax fii keroog rek am na ci doomu Sénégal yoo xamante ne dañ leen di soxla il faut que ñu leen di teg seen diggante. autorité bi ak ki nga xamante ne moom moo di sénégalais yi ndax fa ngeen mën a dugg ak la ngeen mën a lijjanti ak li ngeen di xam. ñaaree du yegg ci ñoom te loolu dafa am solo. waaw ñaaree du yegg ci ñoom. aussi parfois ñi nga xamante ni ñoo nekk suñu diggante ak ambassades yi. duñ leen wax li nga xamante ni loolu moo nekk. parce que nit ki su fekkente ne dañ ko faa teg ngir sénégalais yi bu dara xewee da nga ko koo war a wax. madame Diallo dama ko njëkk a wax. mu ne ma non c'est pas le moment. biñ toogaatee à peu près ay 15 jours 1 mois ma ne ko nag c'est le moment. fi mu ne nii moom dañ ñu jiital. ñu topp sa ginnaaw wala ñun ñu demal suñu bopp. day suñu bopp waaw. kon loolu leer na mais yaa ngi doon wax sànq nga ni dafa métti àdduna fépp métti na. ndax avant pandémie bi la mais avant pandémie bi tout se passait bien. non avant pandémie bi macha allah ñi ngi doon liggéey. dëkk ba aussi ñi ngi doon force ñu wërsëg même bu dul lu bari sax aussi. sénégalais fa nekkoon stable nañ ci liggéey mais aussi am nañ ay problème ci côté documentation bi. naka expliquer. côté documentation bi ça veut dire boo fa ñëwee boo defee 3 mois dañ lay laaj tampon 3 mois. boo xamante ni genre visa la. boo ñëwee boo ko amul boo génnee ñu ramasse la. Cap-Vert. boo ko amul boo bëggee dellu si waat Sénégal ñu multu la. fay taxe. ñu def la benn amende boo xamante ni. 100 euros à peu près 100 euros 65 000 pour nga génn dëkk bi. te boo génnee boo duggaat boo wanewut récit bi nga xamante ni moom nga fay woon multu bi taxe bi doo dugg. oui. et parfois dañ lay exiger même si sax nga dëgg billet aller retour. waaw soo bëggee ñibbi si waat. da ngay dagg billet aller retour. donc da ngay dem ñëwaat. moo tax la plupart des sénégalais bu ñu daggee billet boobu noonu dañuy toog ba heure bu ñu bëggee ñibbiwaat rek dañuy perte billet boobu c'est nul, ça sera nul alors. donc si je comprends bien pour dund au Cap-Vert en tant que sénégalais dafa am benn genre loo xam ne da nga koy fay mu mel ne genre visa la. périodiquement. waaw soo fa amul liggéey. soo fa amul liggéey par exemple man maa ngi liggéey ci benn entreprise boo xamante ni bon ñoom ñooy couvrir loolu yëpp. j'ai mon contrat de travail. am naa sama papier yoo xamante ni droit ba fa Cap-Verdien bi am boobu laa am. boobu ngay am waaw. boobu laa mais la plupart des sénégalais. boo nekkee ci secteur informel. informel bi ça sera difficile pour yow nga am ay kayit. parce que doo fay taxe. comme ni ko sama collègue bi waxee moo cuun la plupart des sénégalais 95% yi si secteur informel bi lañ nekk. bon dañuy jaay ci plage yi. di dàqanteeg policiers yi dañuy jaay ci biir ville bi. di dàqanteeg policiers yi donc kooku noonu amul place fixe. te foofu loolu comme li am Sénégal fii amu fa. soo tijjee benn petite boutique da ngay dem régulariser wu bu fay liggéey day am carnet de santé comme Europe ni muy doxee rek noonu lay doxee quoi mën naa wax. parce que lépp dafa tegu ci taxe. loolu mooy tax tamit seen dëkk bi di mën a développer. léegi nag yow boo bokkee ci secteur boobu noonu da ngay mën a am ay papier da ngay mën a régulariser heure bu la neex ñëw Sénégal heure bu la neex ñibbi si. mais comme ni mu ko waxee sénégalais yi pour ñu am papier foofu noonu c'est très difficile
parce que il te demande beaucoup de papiers di nga am contrat de travail di nga am contrat de location. di nga am ay papiers yoo xam ne da nga ko war a fay hôpital. IMPS. c'est très compliqué pour nga am fa papier daal. IMPS mooy lan. IMPS. genre sécurité la. sécurité sociale. genre sécurité sociale la. par exemple man ñi nga xamante ni ñooy liggéey ak man ci sama entreprise. ñooñu am nañ ko. mais comme dafa am problème boo xamante ni c'est généralement la quoi parce que sénégalais yi souvent bu génnee ñi ci ëpp seen bopp la ñuy liggéeyal. ñi ci ëpp seen boutique bopp la ñuy yor wala seen kiiw bopp la ñuy yor. ñi nga xamante ni par exemple ñooy liggéey ci entreprise yi ñoom mën nañoo am document mais ku nekkul ci entreprise mënoo am document. waaw mënoo am document en même temps boo demee pour renouveler duñ la renouveler dana laaj document yoo xamante ni doo ko mën a am. boo bëggee génn doo mën a génn en même temps jafe na daal moom daal Cap-Vert moom bari na ay problème bari na problème yoo xamante ne nii franchement ñi nga xamante ni moom ñi nekk suñuy njiit ñooñu war nañ cee taxaw parce que Cap-Verdiens yi buñ bëggee ñëw Sénégal ak carte d'identité sax dañuy dugg biir Sénégal Sénégalais boo dee dem Cap-Vert daan la laaj argent de poche 1000 euros daan la laaj réservation d'hôtel daan la laaj carnet de santé pour nga mën a dugg biir Cap-Vert. ak justification mu mel ne dëkk bu nekk ak ni muy doxalee les états sont souverains comme ni ñu koy faral di waxee. waaye boo gisee ñuy andi waxtaan bi xam nañ ne ñoom autorités yi amul dara loo xam ne ump na leen ci li ñu bëgg kay xanaa mooy gën a ñaax rek ñu dolli. ndax doomu Sénégal yaa fa nekk te bu ñu sañoon ñu nekk dans de très bonnes conditions. am cëslaay comme ni ko yeneen doomu réew yi di amee fii ci suñu réew. loolu da ciy gën a am solo xam naa ne nag message yi jàll na bu baax te dina tax ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ñu gën cee taxaw. ngir nag nekkinu doomu Sénégal yi foofu nga xam ne moom moo di Cap-Vert laataa ñuy ñëw nag ci bi ngeen ñibbisee fii ci réew mi dinañu dem vieux bu fekkee pare na ñu dem xooli Allemagne la ñuy dem fekk fa koo xam ne mi ngi tudd Ibrahima Diédhiou ñoom Ibrahima Tambédou ñu am Fonza mu nekk nag lu am solo loo xamante ne nii ñi ngi régler ay problèmes yu bari comme ni ngeen koy defee te fekk na sax autorités yi duñ ko yëg souvent. ñi ngi def liggéey bu mucc ayib boo xamante ne bii dëkk ba ñu nekk ñëpp reconnaître nañ leen te li ci am solo mooy dañoo nekk mbooloo dajaloo muy ñu nekk Allemagne di ñu def bu dee pare na vie ñu dem xooli élément bi daal di ñëwaat. waaw kon dinañ ci ñëw léegi ci kanam en attendant mu pare léegi nag bi ñu defee vol de rapatriement yi da ngeen a ñibbi si Sénégal ça fait combien de temps léegi. bi ñëwee Sénégal ak léegi mois tabaski bi juillet. tabaski daaw ñu ngi waaj tabaski waat. waaw moo ma jaaxal tabaski daaw daal ba léegi xam naa ne ñu ngi Sénégal. nekk ay père de famille. di dund ay situation yoo xamante ni. yu critique la yoo xamante ni kenn mënu koo nettali. moo tax sax damay profité di lancer benn appel. soxna Naata. soxna Naata Mbacke madame Mbacke. borom Fès su fekkee yaa ngi may dégg. maa ngi lay lancer appel boo xamante ni c'est solennel pour nga jàppale ñun ñi nga xamante ni ñooy immigré yi nga xamante ni ñi ngi Sénégal nga xamante ni pandémie bi depuis lors ñi ngi fi. yor suñuy famille. liggéeyuñ. ñi ngi nii toog amuñu fu ñu jëm parce que nit boo génnee ci dëkk 15 ans wala 16 ans wala 19 ans boo ñëwaatee doo xam fooy teg say tànk moom kay doo xàmmee ko ñi sax waaw doo xàmmee sax ko ñi waxuma laa nag ba ngay adopté wu ba ne da ngay liggéey moo tax ñi ngi koy lancé appel mu jàppale ñu wala mu def ñu financement boo xamante ni mais est-ce que bi ngeen ñëwee ba léegi def ngeen démarche yi dem vers moom parce que tam c'est bien boo toog naan ni ngi lancé appel kii wala diw mais tamit da ngeen am benn habitude boo xam ne boo ñëwee da ngay defar say document dem vers nit ki ba mu bañ leen recevoir wala dara bu boobaa ñu door a mën a wax. waaw waaye xam nga da ngay def comme man rek. non démarche yooyu ñu ngi ci woon sax. voilà mais mi ngi bëgg a yàgg tabaski daaw ba ren. waaw mais dañ koy soxna Naata Mbacke dañ koy sigil ndigaale. ndax dañoo déggoon ne. waajuram bu jigéen dafa amoon waajuram bu jigéen bu làqu génn àdduna waaw. ñu di ko sigil kon yaa ngi ci démarche yi moom comme yëg di ko jaale ñu ngi ci doon wax di ko ñaanal yàlla mu xare ko aljana allahumma amiin loolu nag moo taxoon sax ñu ne woon nañ bàyyi ba ci kanam su ko defee ñu soog a mën a àggale démarche yi incha allah incha allah soxna Naata moom day faral di seetaan émission bi ñu ngi koy nuyu madame Mbacke mi nga xam ne mooy yore fonds d'appui et d'investissement au Sénégalais de l'extérieur donc moom itam chaque fois li ñu koy waxal rek parce que
demande bi nga xam ne am na ko bu ñu sañoon ñu dollil ko ndax bu ko defee mu gën a mën a tasaaroo dem ci sénégalais yi donc ñu ngi koy nuyu moom i tamit comme ni nga ko waxee di ko mas waajuram boobu génnoon àdduna ca tàng yële ñu ñëwaat nag ci li nga xam ne moom moo di ñëw bi fii waaye fekk na tamit ñu naan nit ki est-ce que doo woon prévoir bu fekkente ne doomu Sénégal yi nekk bitim réew liggéey bu am solo bi nga xam ne dañ koy def ak li nga xam ne ñu ngi ko fiy dugal waroon nañoo pare ba lii du leen bett ndax ñoom daanaka ñoo yor Sénégal. waaw loolu. Maman Kebs xam nga Modou émigré bi. dafa am xol bu rafet ba parfois. di jàppale Sénégal day tax ba bëgg di jàppale ay mbokkam. ba fàtte boppam. dal nañu bëri dal nañu bëri. sama yaay parfois day faral di wax nii boo nekkee à l'étranger ak loo mënti bañ a ñàkk denc. nañ jógu billet di nekk sa compte. wala ko waaw parce que feebar day bette dee day bette. ak yu mel ni day bette daal. dëgg la moo tax am na ñoo xamante ni. dencoon nañ dara méttiwul ci ñoom. mais am na ñoo xamante ni méttiwoon na ci ñoom parce que dañoo ñëw Sénégal marié wu wala ñu ñëw Sénégal am lu ñu fi réalisé. dem fekk fa feebar bi. donc ñooñu day métti ci ñoom trop daal. dëgg la. waaw am na ñoo xam ne sax lañ jentoon daa jeex. waaw am na ñoo xam ne. Maman Kebs. corona bi dafa bette. dafa bette ca kenn programmé wu ko. waaw. hôtel yi nga xamante ni ñoo nekkoon fële jour bi ñu ko waree tëj Cap-Verdien dañ doon jooy comme ku am lu leen naqari. parce que amuñu. beneen source de revenu. amuñu leneen lu def. maanaam ñun fi nekk bu la ko dee expliquer dama naan la kër goo xamante ni donc ay locataire nga am. boo amatul locataire moom ñàkk ñun ay tourisme rek lañ am à part tourisme bi amatul dara. waaw moo tax bi ñu bettee aussi jëm nañoo résister. toog fa 4 mois ñu xamee ne demul. après 4 mois yoo xam ne liggéeyoo tam c'est pas 4 mois yoo xamante ne liggéeyoo. en même temps doon nañ def benn social boo xamante ni sax sama grand xabaan moo ko créé. ñoo ngi koy nuyu au passage. daanaan la. idée boo xamante ni macha allah ñu ngi koy saluer. parce que idée boobu noonu dimbale nañu bari. dimbale nañu ñoo xamante ne nii bu nekkutoon ak idée boobu danañ toog xiif di leen rey. waaw aide sociale bi lu waay am joxe. ñu yóbbu ko ci kër Sëñ Tuubaa gi. fa lañ ko daan toggee ñoom mama Yande maa ngi leen di nuyu. ak ñoom day kase ak ñëpp. ñoo ko doon togg bu heure bi jotee ñu ne heure bi jot na ñu créé benn groupe ñëpp ñëw ñu xewlu. noonu lañ ko defee mais à la fin dem na daal ba. koppar yi daal di jeex waaw loolu la dëgg la donc Sénégal bi ngeen ñëwee léegi wax nañu li nga xam ne moom moo di projet yi ñu teg foofu baaraam dem xool yi ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Mbengue wax naa leen ko nekk Allemagne depuis de nombreuses années bokk nag ci li nga xam ne moom moo di Fonza Ibrahima També du ñoom ñëpp mu nekk benn kuréel association bu mag a mag boo xam ne day regrouper de nombreuses personnes di def liggéey bu ama am solo ñu dem déglu ko daal di dellu siwaat ci waxtaan bi ak yeneen sujets yu ñuy xaar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم soxna Kebs ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu sa mboolem téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo lay seetaan à travers émission bi nga xamante ni mooy émission diaspora bi di ñaan yàlla na bokk ci émission yi nit ñi gën a seetaan ndax amal nañu njëriñ lool ñun ñi nekk ci diaspora bi ñu ngi nuyu nag kilifa diine yi nekk biir Sénégal yëpp di nuyu kilifa diine xalif général yëpp sëñ Babacar Sy Mansour sëñ Mountakha Baye Abdoulaye Thiaw ak ki nga xamante ni mooy suma sëriñ man di sëñ Mansour Sy Djamil ak waa kër Seydi Djamil yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yàggal taxawaay ñu yàgg ñu jiite ñu ànd a wér. donc ñu ngi lay gërëm soxna Kebs ci opportunité bi nga ñu jox pour ñu mën a wax ci Fonza man nag Ibrahima Mbengue man maa ngi Allemagne presque ça fait 32 ans ci dëkk bu ñu naan Krefeld au niveau de Düsseldorf donc Fonza bi ñu koy créé ba léegi fi la ñu fekk donc muy association boo xamante ni oote naag association yi fi doon am vraiment mu noppal ñu ñun ñi nga xamante ni yàgg nañ fi. te am fi association yu nekk yoo xamante ni fi mu mujjee neexul kenn
mais França daal bi mu ñëwee ba léegi defe naa ne ñun ñi si nekk ñëpp àndu gor ak nawle lañ si ànde maanaam sénégalais bu nekk si aouzu billahi mina seytaani voilà mi ngi noonu bismillahi Ibrahima bi nga xam ne moom moo doon wax léegi rek Ibrahima Meng dégg ngeen mu ne def na 32 ans fi nga xam ne moom moo di Allemagne li mu doon expliquer noonu nag lu am solo la muy taxawaay bi nga xam ne moom la Forza di am ñuy def liggéey bu mucc ayib moo taxoon ñu ne nañ leen ko won ndax ñii bu ñu mënuñu laa wax nombre de personnes yi nga xam ne bu ñu génnee àdduna ñoom ñoo leen di andi ci seeni pexey bopp di def liggéey bu am solo entre autres ak ci social ak lu nekk bokk na ci tam Tambédou moom mu nekk nag nit koo xamante ne nii dëkk ba mu nekk jox nañ ko fa cër bu baax ñoom ñu jël ko jiital ko nag ngir mu daal di mën a wax ñu am un aperçu tuuti ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def foofule. ci biir loolu nag am na loo xam ne tamit wax naa leen ko sànq Union européenne fi mu toll nii ñi ngi koy exiger ñi nga xam ne ñoom ñoo di Sénégal mu jëm nag ci xale yi nga xam ne buñ la waree rapatrier këyit yi nga xam ne ñoom lañ doon laaj parce que ku ci nekk doo nangoo dem tontu wala duñ la mën a identifier fi mu nekk nii nag day jàll biométrique loolu la ñu exiger te du Sénégal rek lañ ko exiger dëkk yu bari la ñu exiger léegi pour que ñu mën a def këyit li nga xam ne moom moo di biométrie ba nga xamante ne bi ku toog rek loolu delloo si bi day dekk loo xam ne lu gën a yomb la te ñoom nag dañu cee teg ay exigence xam naa ne article bi dinañ ci gën a ñëw Ibrahima Tambédou moom itam ñi ngi koy jaajëfal bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ndax yéen Cap-Vert am ngeen fa association boo xamante ne par exemple bu doomu aadama bi génnee àdduna da ngeen ci taxaw daal di koy mën a delloo si ndax souvent problème lay nekk. waa Maman Kebs mën naa ni association am na fa mais souvent li nga xamante ne ni ku génn àdduna maanaam association yi daan ci taxaw mais daayira Kër Sëñ Tuubaa aussi daan ci taxaw bu baax a baax nga xamante ne ni à chaque fois que benn Sénégalais génn àdduna gars yi daan def appel dugg ci daayira yi dugg ci zawiya yi dugg ci association bi dajale koppar yi kenn ku ci nekk li nga am nga joxe ko souvent ñun fee dañu fay dal lu bari mais dañuy def le tout joxe suñu xaalis ba nga xamante ni dañ ko mën a indi mais loolu tamit gouvernement bi war na di ñu ci jàppale parce que dafa nekk loo xamante ni dafa cher pour nga rapatrier benn corps moom dañ lay laaj xaalis bu bari parfois mën nañoo fekk ci situation boo xamante ni mën nañoo bañ a yor xaalis corps bi mën na fa def à peu près ay 1 mois su ko defee dañuy dajale ba xaalis bi mat pour ñu mën koo rapatrier pour mu mën a ñëw loolu doy na waar mi ngi waaw Samba je pense que ci Covid bi amoon nañ fa au niveau de salle benn femme boo xamante ni waaw dafa mujj décédé woon foofu noonu te dafa waroon ñëw Sénégal faju si mais yéex a am ñuy vol de rapatriement bi ñu yéex a am moo tax rendez-vous moom ba mu jotee ñëwul malheureusement maa ngi koy jaale waa mbokkam yëpp tur baa ma xaw a fàttali ko au niveau de Sall la nekkoon foofu lañ ko mujj suul teg si comme ni ko Motioune waxee léegi rapatriement corps dafa metti te état balaa moo ñëw keesu ñu nekk si association yi ak keesu daayira Sëñ Tuubaa yeeg yeneen limaamu la ñu fa nekk yeneen tarixe yëpp ñoo ci gën a sonn avant état di ñëw parce que ça demande beaucoup d'argent loolu moom état dafa war a dégager benn budget boo xam te rien que pour ça la pour mën a jàppale les Sénégalais de l'extérieur daal dëgg la ba tey rek moom mi ngi ñu doon xamal te jot nañ ko itam nee nañ am na 90 sénégalais yoo xamante ne il risque d'être expulsé d'Allemagne wante Tambédou mi ngi ñuy xamal ne ëpp nañu sax 90 surtout nag léegi bu ñu jàllee ci li nga xam ne moom moo di këyit yi ñu def ko biométrie bu ko defee nag léegi delloosi bi day daal di yomb ñuy ñaan yàlla rek ñu daal di saafara loolu ba nga xamante ne bii dinañ xool nan lañ leen di taxawoo donc daal mu nekkoon foofule ca Allemagne ñi ngi leen di jaajëfal bu baax bu ma demee Allemagne nag damay nuyu Kéwé Ndiaye sama cousine ba nga xam ne moom moo fa nekk di jàmbaaru jigéen moom itam depuis de nombreuses années ñu daal di ñëw ba tey rek àggali waxtaan bi léegi bi ngeen ñëwee fii entreprise am nga ko fi nga xam ne moom moo di Cap-Vert corona bi dugg si na waaye fii maa ngi la doon laaj nga ni ñi ngi lancé appel ki nga xam ne moom moo di Soxna Naata fii ndax amul leen loo xam ne sampoon ngeen ko fi pour dire la vérité fii moom sampuñu fi dara parce que nekkul loo xamante ne nii maanaam prévoir nañ ko pour samp ko fi
ñun li nga xamante ne nii moom lañ doon def mooy ñoŋal fee nga xamante ne foofu la ñu nekk. ba man faa toogin boo xamante ne nii daa nekk toogin koo xamante ne nii entrepreneur ngay doon. mën a diriger benn entreprise. di mën a yor sa njaboot di mën a yor sa njaboot aussi mën a employé yi nga xamante ni mooy sénégalais fay ñëw wala soit que capétiens yi nga xamante ni ñoo fa nekk. lancer appel boobu nga wax ci soxna Naada. dama ci ñëwaat parce que ñun fi nekk dañoo nekk ak ay concurrents. dañoo nekk ak ay italiens yoo xam ne dañ fiy ñëw. di fa liggéeyee. nekk fa ak ay chinois yoo xam ne dañuy ñëw di fa liggéeyee. ca di def li ngeen di liggéey même di def li ñuy liggéey. ci tourisme maanaam. ci tourisme aussi di soxla même espace bi nga xamante ni sénégalais bi daf ko yor. da nga yor sa benn espace bu ndaw sénégalais di taxale tubaab bi ñëw xool espace bi emplacement bi soxla ko. tey jéem a jaar ci suuf pour nangu sa place. boo dëgëru tuuti da nga koy ñàkk. léegi nag looloo tax ñuy lancer appel parce que ñun li ñu bëgg mooy gouvernement bi su fekkente ne mën nañoo defal benn fonds boo xamante ni financement lay doon pour li nga xamante ni ñun moom lañu bëgg a réaliser fële ñu def ko. li nga xamante ni moom lañ fi bëgg a taxawee ñu taxawee noonu. ndax da nga am idée bi da nga am volontaire bi mais doo am xaalis bi nga xamante ni moom nga war a taxawalee wala li nga war a jëmmale sa entreprise wala sa liggéeyukaay. waaw loolu moom ñu ngi ciy lancé waat appel bu baax. ci maanaam bañ ñëwee ba léegi duñ bon man sama cas c'est un peu différent parce que dama ñëw ci entreprise laa doon liggéeyee. bi Covid bi amee déjà entreprise dafa tëj avant muy tëj dañ ñu def benn réunion. pour préparer ñu parce que compagnie bu mag la quoi. boss bi xamoon na ni. ñoom dañu tëj complètement dañoo tëj complètement. dañu tëj le temps de corona bi wala dañu tëj. entreprise bi complètement mais. entreprise bi am na ay nit ñoo xam ñu ngi fay xëy. di nettoyer am ñoo xam fa lañ dëkk. teg si ay 3% daal lañ fa téye daal ñoo xamante ni pour entretien affaire yooyu noonu quoi. bon on était préparé parce que dinañu waxoon nañu affaire bi ça va durer. donc conseil woon nañu tamit boo leen demee seen dëkk bu leen toog noonu kese parce que xamuñu. kañ lay jeex. moo tax ñun bañ ñëwee déjà en première lu ñu bëggoon njëkk mooy ut benn moyen de transport boo xamante ni dañuy déjà ñoo ngi suñu permis te mën nañ dëkk bi. di jéem a def ay trajet Dakar Mbour wala Dakar Touba. pour di yóbbu di yëngu tuuti ci transport bi. maanaam yow daal samp nga loolu. waaw loolu lañ bëggoon. mais après au début bi ñu ci waxtaan ak suñuy parents. ak yenn kilifa yi dañoon ñu livraison yi mooy gën a moins cher teg ci dina moo gën a yomb daal. moo tax ba ñëwee ñun déjà ci loolu lañ concentré wu. parce que on était bien préparé suñu boos waxoon nañ boo leen demee seen dëkk bu leen toog noonu kese jël leen am ci loolu leen yëngu ba affaire reprendre ngeen ñëw. man ba ma ñëwee ba léegi maa ngi ci affaire yooyu damay jënd ay moto. am naa ay boy yoo xamante ne dañ may defal ay service livraison benn boo xamante ni yor naa ko tamit. maa ngi ci lay xëy ji yëngatu daal ci loolu laa nekk. pour l'instant yaa ngi ci cag-cag waaw maa ngi ci cag-cag yi ak ci livraison yi. dëgg la noonu la sénégalais moom dama koy wax chaque fois dafa ingénieur fu mu nekk rek dafay débrouiller ba fësal boppam ci li nga xam ne moom moo di njàmbaarte gi ñu ko xamee moom moo waral lii Samba doon wax léegi ñu dem également après dem xooli également beneen élément wax naa leen ko dafa am événement bu mag boo xam ne day am bu ci paree rek vie ñu dem xooli ko wala boog ñu dem ci Pape Sarr Nantes bu ci paree rek ñu dem xooli ko waaw ñu dem xooli ko ñëwaat waaw boobu la ñu dem xool ko ñëwaat. danañ ci gën a waxtaan gën cee xuus waaye li ñu bëgg mooy sénégalais yi nekk ci diaspora bi bokk ci suñu fédération bi yëpp. si kontaan naa lool ci woo bi ma woo pour ma waxaat ci suñu fédération bi ñu tuddee fédération internationale des sénégalais de la diaspora pour wax la ni fédération la boo xam ne si day regrouper sénégalais yi ci dëkk yu bëree bëri tey ñi ngi wàññi ba egg 72 pays yoo xam ne si am nañ comité régional comme comité régional France comité régional Canada comité régional Mali Guinée Bissau Gambie Canada États-Unis voilà la plupart des pays d'immigration de sénégalais ont aujourd'hui ce qu'on appelle un comité régional FSD et nous essayons de nous organiser pour que li ñuy mébét ci àll bi ñu mun ko boole mën a boole suñuy effort pour que développement Sénégal ñu gis ñu si ñu fës ci ndax nag li Sénégal di dem di jëli ay jàmm pour ñuy ñëw di jàppale Sénégal di jàppale koomu Sénégal te ñu tuddee ko investissement direct étranger damaa yaakaar ne bu Sénégalais yi de l'extérieur yi lëkkaloo bu baax ànd ak waa Sénégalais yu Sénégal ndax ñaari tànk yooyu ñooy def Sénégal yàlla mën naa def ba au lieu ñuy wuti investissement direct étranger
dinañ njëkk ci investissement direct des Sénégalais à l'étranger c'est ça nous notre leitmotiv et nous pensons que suñu dajaloo àndandoo di xàccandoo di dóorandoo waaye ànd ceeg nag suñu partenaires yi nga xam ne si mënuñu leen a contourner muy état du Sénégal yàlla mën nañoo dimbali ba li ñu bëgg ñu am ko ndax nag sénégalais fu muy yeewoo rek bu sañoon lu mu am mu fanaani Sénégal voilà looloo tax sax nag ñi ngi xalaat ne congrès bii di ñëw dañ koy def si Dakar mois de juillet profité ci rek moo waxaale loolu wax ne ñi ngi koy waajal xam naa ne du ñàkk danañ ci gën a waxtaan gën cee xuus waaye li ñu bëgg mooy sénégalais yi nekk ci diaspora bi bokk ci suñu fédération bi yëpp ñu tase Sénégal waxtaan ak waa Sénégal mais waxtaan ak surtout gouvernement Sénégal ci mébét ak yoon yu yees yoo xam ne si buñ ci tegee suñuy tànk yàlla mën naa def li ñuy sénégalais de l'extérieur di mënal waa Sénégal mu gën a yemb donc gën a efficient loolu laa la mën a wax tey wax la ni 72 comités régionaux ça ne dit pas que comité yëpp ñoo tolloo waa Australie li fa nekk ci comité régional FSD bëriwuñ boo ko comparé ak waa Mauritanie yi nga xam ne si romb nañ ñaari panel di dem panel WhatsApp donc bu ñu def 250 boo ci amee ñaar ça fait environ 500 personnes ñi ngi ci di defar pareeguñu yoon wu guddi la wu compliqué mais yoon la boo xam ne si li muy am coow li muy am fitna yoon la boo xam ne yoon wu baax la moo tax loolu yëpp di ñu gàllankoor waaye nag ñi ngi raam ndànk di dox di espérer ne bu ñu Sénégal wegee jàppale ñu rek danañ mën a romb fii ba nga xam ne si lépp lu Sénégal yi di def bitim réew dana dimbali Sénégal dana yaxanal développement Sénégal jërëjëf Kebs ci nemmeeku bi ñuy nemmeeku ba mun saa sooy wax ci diaspora rek sa xel dem ci ñun nga woo ñu laaj ni fu ñu toll yàlla dafa dogal tey nag ma nekk ci yoon mais bëgguma koo luppee moo tax ma def tontu bii pour wax la ne rek heure boo ñu wooyee ak lu mu ñu fekk ñu jàpp koy Kebs kontaan naa lool ci woo bi ma woo pour ma waxaat ci sumu fédération bi ñu tuddee fédération internationale des Sénégalais de la diaspora pour wax la ni fédération la boo xam ne si day regrouper Sénégalais yi ci dëkk yu bëree bëri tey ñi ngi wàññi ba egg 72 pays yoo xam ne si am nañ comité régional comme comité régional France comité régional Canada comité régional Mali Guinée Bissau Gambie Canada États-Unis voilà la plupart des pays d'immigration de Sénégalais
ba muy employé ay nit te da doon yor bureetam di jaay ko. financement dafa am doole ci jeune boo xamante ni dafa ambitieux. par exemple comme ni ko sama collègue bi waxee Matune ku am programme am nangoo liggéey jógee Sénégal. te Sénégalais yi nekk Cap-Vert ils sont intelligents macha allah bon man jàng naa école ba bàyyi soogay dem foofu noonu sama grande sœur laa fekk mais ba may demee foofu noonu jàng naa fa loo xamante ni langue yoo xamante ni foofu laa ko déggee am na ñoo xamante ni jànguñu. tooguñ ci école ba te dañuy làkk anglais dañuy làkk italien dañuy làkk portugais. yëpp surtout boo nekkee ci milieu tourisme. te loolu noonu c'est très important ci actuellement àdduna bu ñu toll nii. ay jàmbaar lañ donc financement yooyu buñ ci amoon dina baax dina jàppale ni parce que ñu bëri dañoo toog fii Mama Kebs amoon seen liggéey fee. nekk ay père de famille ñëw fii Sénégal science am nga daan toog fee ne sa yaay bu la woowee téléphone. dama am lii nga yóbbante ko dem ci gab bi yóbbante ko xaalis lu toll ci 200 wala 100 000 mu dem ñaanal la et saa bi nga ñëw Sénégal saabu sax mënoo ko jënd man j'ai des collègues ñoo xamante ni parfois dañ lay woo di la wax seen i jàmbat te ñoo xamante ni dañ ko doon lu ñu bëggoon ñoo ko doon fajal seen bopp faaw état bi xool lu muy jéem a arranger loolu noonu parce que man mën naa ko bañ a soxla mais ñeneen mën na ko bañ ñeneen ñitti woon nañ ko parce que góor daal as góor rek la mën doon te newul ñëpp mën a toog di ñaan tamit di wax seen soxla moo tax soxla naata ñu ngi la ci xam naa nañ la seet si ñu gën a waxtaan malgré gisoon nañu financement yi nga defoon au niveau de Praia comme ni ko sama collègue bi waxee c'était en 2019 te femmes yi nga financé woon au Cap-Vert nag y a des différentes îles y a 9 îles yoo xamante ni bu si nekk sénégalais mi ngi fa au niveau de Bovis am na ay sénégalais au niveau de Sal am na ay sénégalais au niveau de Praia am na ay sénégalais ma limee damay juum mais ñu si bëri ñu si gën a impacté si tourisme bi Sal la ak Bovis Praia am nañ peu de tourisme Praia am na d'autres activités donc boo ci mënee jàpp daal xam naa après nañ ñëw sa biir waaw dëgg la ni nga ko waxee noonu maanaam financement yi am nañu ko soxla parce que par exemple comme man nii Kebs ak ñeneen am na ci ñoo xamante ni génn na leen seen place ak seen i famille ñoo xamante ni ci kër gi ñu luye woon fa lañ dëkkoon doon fa liggéey def fa seen place pandémie bi tax na ba nga xamante ni léegi génn nañ leen léegi nekkatuñ ci place yi nekkatuñ ci kër yi ñu ngi fii nii aussi comme ni ma la ko waxee am na ci ñoo xam ñu ngi may signaler son bi nee na y a plus de son bu dee mën nañ ko régler son bi génn waaw man ñu ngi ma koy yónnee ñëpp a ngi naan ma amul waaw son bi man mi gaañ ñi mooy wax ne ma son bi ñëwul waaw merci waaw xam nga ba xam ñëw na am déet pour l'instant su fekkee ñëw na ñu dem waaw ñëw na bu yàgg ok waaw financement boobu comme ñun nga xamante ni dañ fa am ay place léegi daanaka mën na ne 1 an et quelque ngi ñi fay ñu location ca fi mu ne nii borom place yi ñu ngi ñuy xaar moom ibbi nga rek moo dalan sa kaw mbaa du dañuy rattrapé waat yi demoon dañuy rattrapé duñ la ko may léegi fi mu ne nii bu ñu dimbalewul bu ñu financé wul pour ñu mën a rattrapé wu moom dañuy génn te mu génnee tubaab yee koy jël dëgg la kon moo tax ma ne financement bi moom dana ci baax lool dëgg la aussi au passage gars yi ñi ngi may wax ne ma jàllale leen benn message passeport yi parce que nee nañ ma au niveau du Cap-Vert mën nañ ni 30% yi fa nekk yëpp seen passeport jeex na ñi ngi lancé appel gouvernement bi pour ñu mën leen koo renouveler pour ñu mën a ñibbisi dëgg la waaw ma ne xaaral ma jàllale message bi waaw message bi am na solo ñu répété waat rek wax ni soxna Naata mi ngi doon wax ni en 2019 ñëwoon nañ fa financé ay jigéen defoon nañ financement de 20 millions financé jigéen ñi waaye booboog léegi gisul projet boo xam ne taxawal nañ ko xam nga tam financement li ci bala moo neex bu ñu joxee tam ñu xam fi ñu koy def ñan lañ ko war a jox waaye bu ñu leen ko joxee itam ku utiliser ba pare nga war a mën a nga war a delloo pour sa moroom mën a am souvent tam problème boobu day posé wu waaw souvent problème boobu day posé wu parce que mën naa ni boo fayut sa moroom du am waaw sénégalais yi ci bari dañoo jikkoo noonu waaw ñoo jikkoo noonu daal waaye fi mu ne nii mais jeunes yu bëri tamit fee Cap-Verdien yi dañuy motul je m'excuse bon jeunes yu bëri moom xam na li may wax jeunes yu bëri dañuy teel a avancé foofu noonu parce que seen état bi da leen dimbali moom xam na bu baax li may wax da ngay gis jeune am moins de 30 ans même pas 30 ans day am këram étage R+2 wala R+3 yor 4x4 am fii tam am na jeunes yu am loolu waaw mais seen état bi moo leen di financé dañuy dem banque def prêt ñu lebal leen am ay nit ñi mais pour juste pour te dire que ñoom dañuy fay parce que contrat la doon di am ñuy ñëw ñu lay garanti mais
ñooñu leb xaalis bi te fayaguñ. fay leen ndax ñun ñu mën a am ndax ñu mën a am. am na solo trop te bu ñu sañoon nag financement yi ñëpp jot ci. ndax baax na ñu koy wax waaye xam fa nga koy def tam da ci am solo. mu dem directement ci jeunes yi ndax kenn ku nekk xam na emploi des jeunes. solo bi nga xam ne am na ko ndax Sénégal dafa baaxoo réew moo xam ne ñi nga xam ne ñoo am moins de 35 ans foog naa ne ñoo composé moitié population bi yëpp. te ñoom ñëpp boo ci xoolee ñaaree bu ñu xëyee amuñu loo xam ne dañ koy def. wax ko ndax nag dafa nekk loo xam ne lu compliqué la muy problématique boo xam ne war nañu ñi ngi teg ay politique yoo xam ne day tax mu am emploi waaye nañ ko gën a dolli gën a ñaax ndax ñun ñi ngi biir Sénégal ak Dakar waaye gis nañ li nga xamante ne moom la xale yi di jànkoonteel ba mooy waral yenn yi ñaare ñuy dugg ci gaal moo waral yenn yi ñuy dem ci leneen ndax nag désespoir moo leen di animé ñuy am yaakaar rek ne saa bu ñu yeewoo dinañ gën a teg ay jalon ngir nag jeunes yi mën a jot wala illaa ci financement yi wala ñu mën a jot ci emploi ba mën a jëriñ seen njaboot ndax nag dañoo takku lool macha allah te wax dëgg yàlla ñi ci ëpp amuñu xëy. donc moo tax nag ñu ne soxna Naata li mu wax noonu am solo bu baax a baax nee na daal joxe woon nañ financement Cap Vert c'était en 2019 financement wu 20 millions waaye booboog léegi gisuñu kenn koo xam ne teg na projet xam naa dinañ ci gën a xóotal gën a yaatal pour dem. donc mu nekkoon nag parenthèse boo xam ne tamit tijji nañ ko ci biir émission yi muy wàllu financement ndax nag surtout ci contexte actuel bi nga xam ne fa la ñu nekk muy contexte Covid bi waaye itam après Covid yaakaar naa ne Covid bi dina jeex waaye économie àdduna bi yëpp daanu mu nekk loo xamante ne liñ naan gouverner c'est prévoir yaakaar naa ne buñ jugee ci lii nguur bu nekk ci àdduna bi di nga prévoir li nga xamante ne moom nga war a doxalee ngir ëllëg lii du la mën a bett parce que corona bi nag yàq na àdduna bi pratiquement ci wàllu économie ba moo waraloon tey jii ñu andi leen ñaari doomu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu tourisme waaye actuellement ku xam-xam ne tourisme doxatul na mu war a doxee dëkk bu nekk ak ni muy demee Sénégal macha allah ñoo nekk ci jàmm waaye sama xarit Mbaye Thioune tey ci suba rek mi ngi may expliquer dëkk yi ñi ngi ubbi ndànk-ndànk ñi ngi commencé di jéem a xool nan la ñuy def ba mën a redémarrer waat li nga xam ne moom moo di liggéey yi mais c'est pas du tout évident vieux bu fekkee beneen élément bi pare na ñu dem xooli ko laataa ñuy ñëw waaw ñu dem xooli ko ñëwaat waa Baay Faal yi ak Yaay Faal yéen ñëpp ñu ngi leen di siyaar te leen di taas si barka bi yii ndax gan lan am nag waaw Faal yëgsi na kon yàlla na Covid dem ma ne ko Faal yëgsi na kon yàlla na Covid dem waaw sëñ Cheikh tey kan mooy gan gi Cheikh Bintou Fall ak sa sunu yaakaar ndeysaan Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar ndeysaan Modou Abdoulaye Fall Ndar di xaritu Cheikh Abdoulaye Fall Ndar moom maam Cheikh Ibrahima Fall ndeysaan Serigne Cheikh kenn ku ne xam na ko ci liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall ndeysaan ci liggéeykatu maamam bàyyi ko ba Sénégal bisu Cheikh Modou Fallou Fall maamam bi rek ñor ko ndeysaan mu jóge Sénégal ngir bis bi kon tey am na gan gu mag waaw kon Cheikh Bintou Fall moom lañ leen di présenté gan yi waaw mbokki Baay Faal yi ak Yaay Faal yéen ñëpp ñu ngi leen di siyaar te leen di taas si barka bi yii ndax gan lan am nag gu jógee ba Sénégal wax dëgg yàlla ñëw ci bis bu rëy boobu kon dañ lay ñaanal Fall di la wax Fall yëg si la jàmm te di la wax nag loo yóbbaale bi yóbbal bi waaw bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waaleykum salaam di leen nuyu lu bëri nag di nuyu association Serigne Fallou Fall d'accord ak station Lam ak mbokk taalibe yëpp di jaaral nuyu ba Serigne Cheikh Fall Khady Gueye mi nga xam ne moom moo jiite ñaari station yëpp station Lam ak station Serigne Fallou Fall di nuyu mboolem Sénégalais yi ak diaspora yëpp surtout nag waa France bis bii de bis boo xam ne bis bu am solo la ci Sénégal bis bu am solo ci der bu ñuul bis bu am solo ci Afrique bis bu am solo ci njabootu Serigne Touba rawatina nag particulièrement nag njabootu Maam Cheikh Ibrahima Fall maa bu ne kan la ñuy fàttali mu ne Serigne Fallou Fall di taaw Maam Cheikh Ibrahima Fall nekkoon ci ñi nga xam ne dañoo ñoon doon xeexal France doon xeexal Sénégal doon xeexal France pour France moom boppam bi nga xamante ne bi guerre bi ñëw na ba yàlla dogal mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo def France ba tax ba ñooñu bokk ci nga xam ne Sénégal dañoo mën am seen indépendance ñu Serigne Fallou Fall kooku jërë fàttali ko di taaw Maam Cheikh Ibrahima Fall kon Maam Cheikh Ibra yàgg a liggéeyal Sénégal la yàgg a liggéeyal àdduna la waaw kon nag lii nga xam ne Serigne Cheikh Fall Khady Gueye moo koy def fii France
at mu jot. waaw Fall yëgsi na kon yàlla na Covid dem ma ne ko Fall yëgsi na kon yàlla na Covid dem. li la ñuy wax yëppoor di woote biñ naan appel du 13 juin 2021 kan mooy woote Serigne Fall Khady surtout Mame Cheikh Ibrahima Fall surtout Ablaye Fall Ndar mi ne ca Paris mooy woote fu muy wootee Arc de Triomphe ca Charles de Gaulle Étoile Arc de Triomphe muy place bu rëy ba fa nga xam ne foofu la am monument aux morts fa lañ koy tegal fleur ci soldats inconnus yi mooy soldats yi réew sëñ Fallou Fall nag il est mort pour la France dafa demoon xare ji dee ci xare ji sëñ Fallou Fall moo jëloon place su sëñ Moustapha Mbacké ibnu Khadim Rasoul maam Cheikh Ibrahima Fall ne déet yaa leen di demal sëñ Fallou Fall des ca guerre ba moom la ñuy sargal dimanche 13 juin à Paris di fi ñaanalale waa kër Alaaji Malick Sy Sidi Mouhamed Sy di taaw Alaaji Malick Sy dee ca guerre ba moom di reste bi pour la mort pour la France loolu tax France daf ñoo amal njukkal ñun africains yi ñu doon wax tirailleurs sénégalais yi jóge Mali yi jóge Sénégal yi jóge Guinée partout en Afrique kon nag loolu moo tax woote bi ñëpp war cee ñëw ci Paris le dimanche 13 juin à partir de 18h à l'Arc de Triomphe Charles de Gaulle Étoile ca Paris jërë ngeen jëf. mi ngi noonu grand Moussa Kouyaté depuis Marseille moom nag di jàmbar joo xamante ne kenn dootul naatable li nga xam ne moom lay liggéey dégg ngeen li nga xam ne moom la wax mu nekk événement bu mag boo xamante ne association Serigne Fallou Fall ñoom ñoo koy def mu nekk le 13 juin 2021 à 18h ci Arc de Triomphe Paris Charles de Gaulle lay doon muy nag dañuy organiser la commémoration des soldats sénégalais et disciples qui ont participé aux guerres mondiales 14 et 18 39 45 aux côtés de la France donc mu nekk événement bu mag boo xamante ne nii ki ko jiite mooy Serigne Fallou Fall gis ngeen ko noonu muy nag dañuy rendre hommage aux tirailleurs sénégalais Serigne Fallou Fall Serigne Ablaye Fall Ndar Serigne Bassirou Fall ñoom ñëpp ak Serigne Fall Awa Diakhaté ça aura lieu le 13 juin 2021 Arc de Triomphe mu nekk nag événement bu mag boo xamante ne dañu ciy fàttaliku gis ngeen ko taawu maam Cheikh Ibrahima Fall ak taawu maam Alaaji Malick Sy bi nga xam ne dañoo demoon ca guerre ba ils sont morts foofu nga xamante ne moom moo di ca dëkku tubaab yi rek mu mel ni ba tey ci contexte su diaspora la ñu leen di rendre hommage ndax ay jàmbaar lañu yoo xamante ne ay kilifa fii ci réew mi ñoom ñoo jël seen ay doom bàyyi leen ñu dem ca guerre ba ba ñu demee itam ñu daal di fay des kon waaw na at mu jot dañu koy def ce sera donc le 13 mu nekk événement bu mag gis ngeen ko noonu kilifa gi moom moo ñëw noonu ci Paris ñu koy teewlu muy événement boo xam ne kenn ku ne war ngaa dem teewlu ko fekke ko ndax nag lu rëy li nga xam ne acte bu rëy bi nga xamante ne ñoom doomu maam Alaaji Malick ak ki nga xamante ne mooy taawu tamit ki nga xam ne moom moo di maam Cheikh Ibrahima Fall des nañu ca fi nga xam ne moom moo di France ñu koy commémorer yaakaar naa ne li ñu cërale woon na ci waxtu bariwul ñu ciy gërëm bu baax suñu grand Moussa nga xam ne moo nekk foofu ca Marseille def ci reportage bu am solo ak explication yu leer ñu bàyyi la yaakaar naa ne li ñu cërale moom ngeen di gis nii ci image yi grand Moussa nga xam ne moom il ne ménage aucun effort pour réussite émission bi lu mu xam ci info rek dafay daal di taxaw jël temps am expliquer ñu ko wax ñu naka la mbir mi demee donc mi ngi noonu un grand merci à lui moom it mu nekk koo xamante ne Pape Diouf la daan àndal yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam mu nekk ñoo xamante ne ba ñuy tukki du tey dëkk bu nekk def nañ ko def na États-Unis d'Amérique def na fu nekk wër na
fa ba mujj gi nag mu ñëw établir fi nga xam ne moom moo di Marseille yore fa benn rajo boo xamante ne nii dimanche bu jot immigré yi dañ koy déglu ngir lu am solo mi nga xam ne mi ngi koy def donc moom lañ leen doon won à l'instant di ko gërëm bu baax Samba yaakaar naa ne li ñu cëxale woon ci waxtu jeex na yaa ngi ñibbisi nga Sénégal yaa ngi teg sa entreprise mais daal li gën a am solo mooy ñu won leen yoon jàppale leen ba nga xamante ne bii di ngeen mën a gën a suqali li nga xam ne moom ngay liggéey en attendant bunt yi du ubbi corona di fa jógee ngeen mën a delluwaat wala da ngay far toog bu yëfi doxee. non lépp a ngi ci moment képp ça dépend ci mbiri affaire yi rek. moo comme ni nga ko waxee noonu rek noonu la. donc loolu la ñuy ñaan yàlla suñu borom daal di woo gars yi tamit ci initiative bii nii. di gars yi def le 13 juin. fële ca France. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. à partir de 18h. di ci woo bépp sénégalais. bu fa nekk parce que taw maam Cheikh Ibrahima Fall moo fa des ak taw. maam El Hadj Malick donc. bu ñu nee taw maam Cheikh Ibrahima Fall kon dafa teewul képp kuy murit yow da nga waroon dem man dama waroon dem keneen dafa waroon dem bu ñu nee taw El Hadj Malick dafa teewul bépp tijaan bépp tarix Seydi El Hadj Malick si di woo Sénégalais yëpp ñu ñëw fa en masse parce que sagal la suñu kilifa yi bàyyi seen doom dem teewul ñu fa ñu ñëpp initiative bu rafet la bon di la remercier Mama Kebs ci invitation bi di nuyu soxna Naata bu baax nag xam nañu soxna Naata moom yéen a ngi koy nuyu nag diw ngeen ko bër bi xam naa dinañ fa jaar soxna Naata après dinañ jël sa numéro jaar fa ñu jéem a waxtaan xool nu ñuy jéem a yeefal affaire yi rek di nuyu tamit Sénégalais yi fa nekk fee au niveau de Cap-Vert di wax état bi ñu ngi fa des ba léegi di dund lu metti di wax état bi première tranche la deuxième tranche bu ñëwaatoon dina baax ci gars yu bëri waaw di nuyu waa kër gi di nuyu kilifa gi Youssou Ndour gis nañ emploi des jeunes bi mu créé waat encore au niveau de son nouveau entreprise loolu day jàppale président bi parce que jeunesse bi lañ am waruñoo fooy jeunesse bi ba ñuy jël gaal di dem ci jaar ci géej gi di des ci géej gi di ñaan ministre bi ngir yàlla war a suul yi doomi Sénégalais yee nekk ci Allemagne ñu war leen a ñibbisiwaat dañ ci jéem a xar seen tànk tubéy parce que ñooñu au moins ñi ngi xëy di am lu ñu yónnee seen waajur fii nii donc nit boo ñafee nag ba dem ba yenn dëkk yi ñu lay indiwaat ci loolu noonu ci fii Sénégal te ñu ko fi nekk xam fi réalité yi donc état bi na ci jug ba loolu noonu bañ a ñu xool lu ñu ko négocier ak waa Allemagne dëgg la di la nuyu Mama Kebs dañuy bañ temps bi jeex na di la remercier si invitation bi di nuyu suñ président association bi Vieux Sidibé dem na ba lijjanti papier yi bañ am association reconnue au niveau de Cap-Vert particulièrement à Bovista c'est très important à signaler maa ngi koy nuyu di ko remercier de passage di nuyu suñu jëwriñ Mamadou Weñ ak waa daayira bi yëpp wasalaam jërëjëf Samba Kane moom itam nekkoon invité diaspora ñi ngi lay jaajëfal bu baax di bàyyi nag Modou Thioune moom itam mu wax rek dernier moom laataa ñuy tëj li nga xam ne moom moo di émission bi Modou ñi ngi lay bàyyi kàddu gi waa Kebs suñu dernier mot toujours day delluwaat fi nga xam ne foofu lañ jóge ak ñi nga xamante ni ñoom lañ fi teewal muy sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk Cap-Vert ñu ngi leen di siyaare di nuyu sama mbokk soose yi nga xamante ni dama leen fàtte nuyu ci première bi ak suñu mbokki chrétiens yi di nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk au niveau du Praia di santaat nag di la sant di la gërëm di sant tamit Youssou Ndour mi nga xamante ni moom bërëb bi ci nga xamante ni aussi chaque jour rek man moom dama ko def référence dëgg la man damay gis ne nit ki chaque jour booy xool da ngay xool ci koo xamante ni day créer day yëkkati macha allah ñi ngi ci ay tànkam ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gën koo taxawu comme ni nga wax tamit ñi ngi wax ci niveau bi nga xamante ne nii mooy affaire diaspora bi gars yëpp dem teew fa waaw comme loo xamante ni lu am solo la macha allah dëgg la waaw jërëjëf dëgg la parce que tamit de cette manière dañuy rendre hommage képp tous les tirailleurs sénégalais nga xam ne suñu xel du jóg ci ñoom mukk ngir seen jàmbarte ak li nga xam ne apporté nañu ko te loolu dafa nekk combat bu am solo boo xamante ne bii dina tax ñu gën a xam ràññee nit ku ñuul rawatina tirailleurs sénégalais comme ni ñu koy waxee rôle bu am solo bi nga xam ne joué woon nañ ko à l'image de ñaari doomu Sénégal yooyu nga xam ne ay doomu kilifa la ñu woon dem ba foofu daanu les armes
à la main ñuy nuyu bu baax nag suñu benn xarit bu sant Sarr boo xam ne mooy borom Atlanta Grocery Store moom mi ngi nekk HLM 6 ci guy gi maa ngi lay nuyu bu baax a baax ci borom produit yu baax yi bu loolu wéyee également damay pëttaxal rek nuyu sama waa ji maam soxna Lo yaayu Bousso Bali yaayu Jalika borom Atlanta Georgia ak képp koo xam ne waxtu wi taamu ngoon nga di seetaan li nga xam ne moom moo di seen émission Diaspora mbégte la ñuy am ngir du leen ko présenter tous les lundis di wax tamit également ki nga xam ne moom moo di Mamadou Fall nga xam ne moo initié woon daaw li nga xam ne moom moo di Diaspora Award yi mi ngi waajal tam édition bi nga xamante ne moom mi ngi koy waajal donc dina ko def sous peu au mois de décembre moom itamit ñi ngi koy nuyuwaale di ko encourager ci initiative bu am solo bi nga xam ne def na ko également Papa Dia mi nekk Colorado moom itam mi ngi waaj événement bu am solo boo xamante ne mi ngi koy waajal ce sera au mois d'août loolu yëpp nag waxtaane ko tënk ngir mën a dooleel li nga xam ne moom moo di diaspora bi ngir mu gën a am impact fii ci suñum réew ndax moom itam day def ay action sociale bu ñëwee Sénégal mu jëm ci wàllu lunette ak yeneen yoo xam ne mi ngi koy def te gis nañ taxawaayam bi famille Diol génne àdduna moom moo ñu fa nekkaloon di ñu expliquer lépp loo xam ne xew na ci kon nag ñi ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di remercier bu baax toute l'équipe bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci émission bi bokk na ci Vieux Diouf à la tête maa ngi koy jaajëfal bu baax ci réalisation bi je remercie également ki nga xam ne moom moo di Pape Mor mais aussi Abdourahmane Gueye ci son bi ak kan waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm waaw Mansour maa ngi koy remercier ci décor bi Mansour borom décor Raphaël waa production promotion mi daw ñëw taxaw defe ne dama koy fàtte promotion maa ngi lay remercier toute l'équipe ngir liggéey bu am solo bi nga xam ne ñi ngi koy def ak waa production yëpp ñi ngi leen di jaajëfal di leen dig daje altine bi di ñëw du ma jeexal nag te remercier wu ma Awa Ndaw borom salon Latifa merci beaucoup pour la perruque Awa Ndaw mais également Merlo ak Khady ci tissu bi ñu may jox boo fa demee tissu boo bëgg am na fa Merlo nag mi ngi nekk Sicap Foire la nekk mais daal ndaanaan lañu boo fa demee di nga am loo bëgg boo ko gisee nag doone lii sax dañ koy ñaw donc maa ngi koy remercier bu baax Khady Merlo ku dem Sicap Foire rek di nga ko fa fekk numéro bi laa doon bëgg a génne xam naa waaw moo def lu rafet lii Merlo waaye nag waaw di nga ko ñëw waaw kay ki ko ñëw nag Sidi la tudd donc Sidi moom itamit mi ngi nekk fi nga xam ne moom moo di Sicap Foire borom ngay dan ñu leen di jaajëfal di leen dig daje altine bi di ñëw ak yeneen sujet ak yeneen i invité jërë ngeen jëf macha allah merci